waaw comme waxtaan bi xam naa ne comme niñ koy defee toujours rek bu ñu amee ay information yu importante ay alerte ñu fexe partager kook doomu aadama yi pour ñu bàyyi ci xel defe naa bu dul dara fan yi passé yéen a dégg ngeenu affaire parrainage bi ñun ñoo ko déggandoo yëg ngeen ne que parrainage bi tàmbali na man boo ma laajoon dama leen di ne maguy bi tàmbali na parce que ba léegi rek comme niñ ko daan waxee avant xam nañ ne parrainage bi benn nit rek moo ko organisé te benn nit boobu rek la intéressé mooy Macky Sall mooy nit ka nga xam ne mën naa toog sàcc 400 milliards wala 800 milliards wala 1000 milliards doomu sénégalais yi dem di ko jëndaatee quelques doomu sénégalais pour ñu parrainer ko donc ñun ñëpp xam nañ ne parrainage boobu moom moo jot fi mu toll nii guddi yi ñuy wax ak yéen parrainage bi jot na du parrainage de naa leen waxaat maguy bi jot na donc pour commencer defe naa comme guddal wax gi gàttal ko gis ngeen golo yi nga xam ne maanaam signature bu leer sax mënuñu koo joxe maanaam benn nit bu mel ni Pape Diouf un fou kooku mooy ka nga xam ne moom mooy ñi jiitu ci ki ñiy parrainé te bëgg naa ngeen xam ne comme niñ koy waxee toujours ci doomu aadama booy roy da ngay roy lu baax da ngay roy da ngay xool par exemple tey yonent yi yàlla wala nga xool nit ñu baax ñi ñëwoon avant moom wala nga xool nit ñi ñëw après yonent yàlla nit ñu baax ñi ñëw après moom bu ma nee nit ñu baax ñi ñëw avant moom ndeysaan ñu bari duñu comprendre mais ay nabillahi ibrahima ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñooñu balaa temps u prophète sallallahu alayhi wa sallam lañu donc bu ñu waxee comme nit ñi ñëwoon avant moom ñooñu la ñuy wax ngeen comprendre mais sinon yonent yàlla mooy gën ji mbindeef moom mooy ka nga xam ne moom moo gën mbindeefu doo yàlla bind ci àdduna bi yëpp ñi yàlla bind ci àdduna bi yëpp baal leen yow Moussa waaw jéggal leen ma une minute rek 616 bi laa nekk 616 bi laa nekk I'll call you in a little bit. Yeah, I'm on the thing. What is this? The money, Baba. I don't want to hear it. No, the money. Why do I want to hear that? I was supposed to get it and see you, but I don't want to give her something. But why did I want to hear that? I was going to give you 4 baht tomorrow. Because the card, that's what they So tomorrow, anyway, I have to go. But let me give you one story. No, I'm on Facebook Live. So I can take the customer and go? Yeah, go. Hello? Waaw léegi comme ni ma leen ko doon waxee ngeen jéggal ma tuuti parce que fi ma ñëw installé wu la fi may wax ak yéen nii maa ngi ci buntu consulat général bi loolu moo waral alerte bi ma leen di wax maa ngi ci buntu consulat général bu Sénégal bi nekk Amérique ci buntu consulat bi laa nekk nii xaaral ma jox may leen tuuti ci view consulat bi après ñu continuer waxtaan bi voilà maa ngi nii ci buntu consulat bi jéggal leen ma voilà consulat bee nekk nii voilà yéen a ngi jàkkaarloog moom voilà donc fa laa nekk donc may leen ma tuuti ma jubbantiwaat mbir mi ñu continuer waxtaan bi voilà fii nag li ma fi indi du lu bari tey du lu bari c'est tout simplement suñu criminel bi nga xam ne comme niñ leen koy waxee toujours daf fi yóbbante nit donc ministre Mimi Touré kàccoor boobu la yóbbante Amérique xam nga ngor dafa jeex ci àdduna bi dañuy nëbbatu xam nga comme liñ leen koy waxee toujours nit buy def jàmm nit buy def lu baax du jar mu nëbbatu boo gisee doomu gor di dem ba fu muy demati xam ngeen li may wax xam ngeen tey ku leb wala nga sàcc wala nga fen wala nga triyande jàmbur booy romb buntu këram yéen ñëpp xam ngeen ni ñuy def nooy def da ngay laqatu ndànk nga wiiri wala nga jàddu koñ wala nga def dara donc loolu moo dese Macky Sall Sénégal yéen benn doomu sénégalais déggatul Macky Sall buy dem taxaw ci kanamu télé Sénégal yi ne doomu Sénégal yi maa ngi dem Amérique wala ndax am ngeen looleen fa bëgg wala lii ak lii mooy dox déedéet wala ñëw taxaw jàkkaarloog doomu sénégalais yi ne leen dégg naa ne ndox mi doxul wala dégg naa ne courant bi fii la jaar waaye maa ngi koy defee nii maa ngi koy defee na loolu yëpp xam nañ ne dara du ci dox dara du ci jaar waaw jéggal leen ma tuuti may leen ma tuuti damay nuyoo dama nekk ci live bi donc damay nuyoo rek waaw
mais dinaa ñëw ci kii bi man rek may dem xamuma fan la il faut nga texte ma adresse bi awa du mën a dem parce que moom mi ngi ak xale so I'm gonna stop by for few minutes voilà en koy voilà dinaa la woo suma pare ok waaw comme ni ma leen ko waxee jéggal leen ma xam nga Harlem bi boo fi nekkee ak mbokk yi ak xarit yi vraiment ñi nga jot a gëj a giseel donc buñ fi dajee dañuy nuyoo xam nga rek nekk jàmm sant waaye li leer mooy li ma leen doon wax léegi dafa am man toujours ñu ne booy déglu nit da nga koy déglu bu baax nga koy déglu dafa am nag lu may déranger toujours ci biir waxtaan saa yu may déglu xam nga nag comme ni ma leen koy waxee Youssou Ndour c'est un expert un musicien wala beneen nit c'est un expert de ce qu'il fait wala ku nekk ak li nga mënee du dëgg loolu nañ ko joxante respect boobu nañ ko joxante ci suñu biir kanta am na lu may déranger lu bari lu may dégg yenn saay bu nit di wax ci biir waxtaan rek mu ne Youssou Ndour newoon na wala Pape Diouf woyoon na wala Amadou Samb newoon na wala Ndongolo woyoon na comprendre leen doomu aadama yi booy joxe exemple ci yonenti yàlla wu tedd bi wala jullitu yàlla yu tedd yi ngay joxe exemple mënuloo jël ay musique gu Youssou Ndour ay waaw wëndeeloo di ko joxe ay exemple wala Youssou Ndour bu woy benn woyam boo xam ne dafa méngoog lu nekk ci sunna wala lu nekk ci alxuraan ngay jël naan Youssou Ndour newoon na Youssou Ndour du exemple bu nit dina newoon na d'accord temps yi bàyyi na Macky Madjiguène Sall parce que tout simplement he's a businessman the man is a businessman xam na ne Macky Sall bullshit la yóbbaalewul kenn demul bay yóbbaale nit donc gis na ne intérêt jeex na ci Macky Sall waddal na ko ni yàq bu naqari I mean that's the bottom line we know this but I wish ñun nit ñi normal ñi commencé nañoo jël ay exemple wala jël ay repères yu baax yoo xam ne du ñu ne de diw newoon na booy ne diw newoon na da ngay ne sëñ Touba newoon na maam Alaaji Malick Sy newoon na wala sëriñ bu baax bii jiitu woon wala sëñ Makumba Njaasaan wala whatever Baay Ñas wala ku la neex ci ku nit ku baax newoon na waaye how the hell in the world ngay jël exemple tey nga ne non Macky Sall newoon na Macky Sall lañ ko xamee ci àdduna bi mooy dulkat intercontinental kooku boo ko jëlee comme exemple maanaam yow da nga dof you are sick nga pare ci Macky Sall teg ko na le ngay ne non voilà le maire de Ndiogou Massar newoon na loolu tamit da ngaa mel ni da ngaa dóor sa bopp ci saret booy ne newoon na defe naa loolu dañ koy jël ci exemple yu baax yi wala nga ne Ousmane bun Khattab pas Ousmane bi Ousmane bun Khattab wala Aboubacar Siddiq wala Umar radiyallahu anhu ñooñu ngay jël comme ay exemple wala yónnenti yàlla sallallahu alayhi wa sallam nga dem yónnent bi newoon na te yónnent bi li muy newoon yépp ci sunna lay nekk day nekk ci livre dafa baax toujours booy joxe exemple boo ne yónnent bi newoon na nga joxe fan la ko waxee parce que tamit loolu tamit ay seede la xam nga booy seede doomu aadama ne doomu aadama bii newoon na yooyu tamit dafa important ngeen jéggal ma li gënoon tax may woote borom mi ngi nii di ma woo ma xool ndax mën naa ko dugal ci ligne bi mu gën ñoo koo expliquer voilà allo frère pourtant léegi tuuti ma dugal la ci live bi parce que dama dugg ci live bii nii rek parce que alerte comme ni ma leen ko waxee dafa am quelques alertes yoo xam ne dama ko bëgg a exposer ba pare ñu waxaale loolu nga xam ne tamit ci yow la gënee jekk ci sa gémmiñ parce que xam nga toujours booy yóbbante booy wax yóbbante comme ñun ñëpp dañ koy di yow di ñu ko wax bu xewee automatiquement mais man léegi dama def comme bu ma jëlee information balaa ma koy partager waat àdduna bi ñu dégg ko dinaa ci jaaraat ak yow ba nga leeral ko comme ça comme yow yaa fay dem tout le temps comme yow yaay suñu tànk yow yaay suñu nopp yow yaay suñu gémmiñ foofu saa bu dara di xew donc defe naa yónnent bi ni ñuy waxee rek ci borom la gën a jekk donc bëgg naa vraiment maa ngi nii ci live bi ma def la haut-parleur nekkuloo haut-parleur fi mu ne nii mais dama la bëgg a def ci haut-parleur bi comme ça nga waxaale gars yi situation boobu attends ne quitte pas jël nga adresse waaw maa ngi voilà yónnee ma ko man dinañ dem yow wël ko de ok c'est alors voilà léegi kooku ma doon waxal léegi mooy Bouna suñu frère bi defe naa information yi ngeen di dégg fan yi ci affaire Assane ay information la comme ni ma leen koy waxee toujours ay information yu dëggu la
mais dañu bëgg a buuna waxee nuñ ko ni mu gën a leeree comme ça ñun ñëpp ñu leeral ko buñ ko leeralee ba pare ñu alerter ñu alerter pénitencier yi ñu alerter gouvernement bi ñu yëgal ko àdduna bi parce que xam nañu gouvernement lu mu capable ñu yëgal ko àdduna bi yëg ko comme ça lu ci xew doomu jàmbur boobu lu ko wokk àdduna xam lu ko xuri àdduna xam dañ ko wax rek àdduna bi yëpp seede ko lépp leer bi réseaux sociaux amee bi social media amee ba léegi kenn sonnatul parce que kenn du xaar journaliste bu ñëw fenal la nga fay ko 10 000 francs wala journaliste bu lay ñëw di bazarder ay information nga fay ko 5 000 parce que comme ngor amatul Sénégal desatul ñun ñu jël réseaux sociaux yi jublu si ñoom wax ak citoyens sénégalais yi en direct bii moo gën a leer loo leen dégg ñu ne Ousmane nee na ko ci journaliste déggee ko ci gémmiñu Ousmane moo gën a leer ndax réseaux sociaux yi mooy journal bi gën a gaaw ci journal yi di journal bi gën a leer xam naa nag xaw naa guddi Sénégal donc dinaa bàyyi buuna intervenir rapidement expliquer ñu cas Assane Diouf boobu ak opération boobu ñuy wax ak situation condition tànkam parce que Assane n'est plus un citoyen privé fi mu ne nii il est public pour ñun parce que Assane moom la àdduna bi yëpp doomu sénégalais boo gis mu nekk ci réseaux sociaux yi tey di xeex Sénégal maanaam ñi ko nangu gore ko nangu nañu gore ko waaye ñi ko nanguwul gore ko it ñun ñëpp xam nañ ne Assane mooy li nga xam ne lii ci moom la juddoo te muy dëgg voilà léegi buuna bëgg nañu vraiment nga may ñu information yooyu nga xam ne moom moo xew ci Assane fan yii balaa may yeggali waxtaan bi gars yi déglu leen merci ñu ngi lay dégg buuna asalaamaaleykum followers u Assane Diouf maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax Assane nag mu ngi ci jàmm ak salaam dem naa fa alterné comme ni ma koy def chaque alterné danaa ko seeti ci dem naa fa alterné waxtaan nañu wax na ma séquelles yi amoon ci moom parce que bu dee administration pénitentiaire def nañu lépp li ñu war foofu lañ ko tooñee naam moo am fa double fracture mais toppatoo nañ ko tabaxaat ko bi ñu dindee tabax bi administration pénitentiaire chaque mardi ak chaque jeudi ñu koy yóbbu hôpital Le Dantec di ko toppatoo di ko maase il s'est trouvé que nag moom bu nelawee bu tëddee guddi bu yeewoo tànk bi day metti day néewi léegi bi administration pénitentiaire xamee loolu ñu ne kon bokk il faut que ñu delloo ko xoolaat tànk bi ñi ko opéré woon ñu xool lan moo waral tànk bi saa su réveillé balaa ñun mu ñuy recevoir le lundi dana def temps bu gudd mu door a ñëw pour recevoir ay visiteurs am lundi matin ak lundi soir mais franchement parler ñu ngi koy toppatoo il se trouve que nag double fracture traitement dafa xaw a jafe surtout bu nekkee auprès de la cheville mais administration pénitentiaire négligé wuñu Assane ñu ngi koy toppatoo parce que mardi ak jeudi lañ ko doon yóbbu hôpital Le Dantec ñu koy maase di ko indi bi ñu xamee ni amul amélioration la ñu coordonné ak Assane danañu recevoir lundi dana recevoir visiteuram yëpp lundi mais le mardi dana dem nag hôpital ñu xool mais pour le moment Assane man de waxuma ni dañ koy opérer daf ma wax ni rek tonton mardi le 11 danaa dellu hôpital pour ñu xool sama tànk bi lan moo waral saa su ma yeewoo muy niwi di métti ci biir léegi nag buñ ko xamee traitement buñ ma defal rek du leen ump mais daal mardi maa ngi lay signaler ni mardi le 11 administration pénitentiaire danañ ma yóbbu hôpital Le Dantec ma contacté professeur yi ma opéré woon pour que ñu xool lan moo nekk sama tànk noonu la mbir yi demee mais pour sur le plan de l'encadrement médical administration pénitentiaire bu Rebeuss gàcce ngalaama naam amoon na ay problème mais Assane est bien entretenu lu ko xuri bu dee guddi bu dee bëccëg danañ ko dugal ci ambulance yóbbu ko hôpital pour seet ko voilà le problème Assane si boppam reconnaître na ni ñu ngi koy toppatoo bu baax a baax ñun ñi fay dem tamit ci ay parents dañuy gisante direction bi
gisanteeg Assane lépp lu nekk ci Assane bu ñu jaaxle dañuy dem ci direction laajte ñu wax ñu bu ñu ko waree yóbbu bërëb tamit duñ ko nëkk dañu koy wax moo waral Assane ci boppam moo ñu signalé ni mardi le 11 dana dellu hôpital parce que tànkam bi naam metti woon na parce que jamono ji de Assane di ñëwee ñu koy seeti ji mu yore peete jamono jooju ak jamono ji ça fait deux parce que jamono ji moom mooy ñëwal boppam toog waxtaan ak ñun dellu ju gis ko muy def mais le problème bu ñu comprendre daal moom mooy ni bu yeewoo tànk bi day sadd di metti ci biir loolu nag la administration pénitentiaire décidé mardi pour que ñu yóbbu ko ñu xool qu'est-ce qu'il faudra faire pour remédier à ce mal-là. Voilà le problème. Mais Assane ne m'a pas dit que parce que Assane xamagul d'abord ndax dañ koy tabaxaat wala dañ koy opérer loolu yëpp talaata lañ koy xam mais mardi moom lundi moom ñun danañ gis comme à l'accoutumée Assane Diouf képp ku ñëw lundi dina recevoir mais mardi nag loolu moom digganteem la ak administration pénitentiaire ak docteur yi koy traité voilà le problème xamagul ndax dañuy opérer wala dañuy tabaxaat loolu yëpp bu fekkee ni jar na ko danañ ko def parce que la santé prime avant tout te actuellement muy administration pénitentiaire du parquet de Dakar li leen préoccupé moom mooy la santé de Assane Diouf parce que Assane ba muy dugg ci biir kaso bi dara jotu ko woon donc buy génn ci biir kaso bi il doit être intact le parquet il veille l'administration aussi il veille de façon admirable loolu daal laa amoon pour rassurer leen pour le moment xamuñu lan lañ koy defal mais daal li wóor ba wóor le 11 dana dellu à l'hôpital pour ñu xool lan moo waral tànk bi di sadd nuit au réveil day naxanteeg moom pendant 30 minutes door a ñëw génn nag pour recevoir ñu ay visitam matin et soir lii moom mooy la situation telle qu'elle se présente actuellement te Assane di la ma ko waxee lundi ñoo fa demee. voilà donc gars yi defe naa boobu ñun ñoo ko déggandoo comme ni ma leen koy waxee toujours affaire u àddina dafa doy waar surtout encore booy jëflante gouvernement ndax ni leen koy waxee wax naa leen ko ci temps yonent wax naa leen ko ci suñu temps normal yonent yàlla sax gëm na ne liggéey am na ndax yonent yàlla ci boppam mas nañ koo def ay liggéey mas nañ koo def daal maanaam lu bon donc loolu comprendre leen ne am na parce que man xëy na peut-être coïncidence la mais man gisewuma ko coïncidence ndax déjà man gëwuma coïncidence dama gëm ne lu yàlla def rek dafa am raison wala lu xew rek dafa am raison bokk parce que Assane tànkam dafa am fracture man sama genou bi ma ko doon xool may maccal noonu ñu def MRI def affaire yooyu ma defe ne woon ndekete benn affaire bu xur-xuri la bu ndaw mais nee nañu sama MCL sama ACL ak sama ligament yëpp dafa toon donc il faut ñu changer sama genou bi à la totalité genou bi ci boppam il faut ñu defaraat ko totalement il faut ma am opération jabaru Assane Malika am na problème mu même chose moom tamit tànkam am na problème donc ñun li ñuy ñaan déjà ci réseaux sociaux yi mooy ngeen ñaanal ñu parce que comme liñ leen koy waxalee rek ñaari situation ñoo jàkkaarloo ay nit ñoo xam ne li leen yëkkati rek mooy luubelu alalu Sénégal ak toroxal doomu sénégalais yi ak beneen groupe nit boo xam ne des reluctant mooy du ñu sonn du ñu bàyyi du ñu sonn du ñu arrêté tant que Macky Sall génnul Sénégal doomu sénégalais yi am jàmm ñun on n'arrêtera jamais loolu moom ku mu yeboo muy sa jàmm ku mu yeboo nga dem tëri nelaw boo xalaatee quelque chose différent te defuñu ko te dara tax lii tax Assane def ko loolu moo tax ma koy def loolu moo tax jabaram bi di ko def loolu moo tax ñun ñuy nekk ci réseaux sociaux yi 90% di ko def dañu gëm suñu réew dañ ko bëgg bëgguñu koo dagg def ko gâteau def ko ay morceaux partagé ko réewu Sénégal bi dañ ko bëgg a bàyyi à sa totalité ni mu mel noonu ni ñu ko yàlla joxee ñu defar ko tette ko nenne ko ndax suñu sëtaat yi man seen njariñu xam naa nag doy na waar parce que toujours doomu sénégalais pour nga gis dara nga gëm ko sax day jafe
ci àdduna bu mujj bi ndax Sénégal nekk na dëkk bu jaxasoo boo xam ne tey kenn xamatul lan ngay wóolu ndax nit mën na laa ne léegi ñuul bu subaa nga dajeeg moom mu yor weex mu mel ni du moom like is not the same person wala moom ci boppam mu waatal la yàlla ne du moom wala nit ne la léegi bleu orange nga ne ko diw léegi bleu orange mu ne ma moi je ne te l'ai jamais dit mu ne la man musuma ko wax am na keneen aussi kuy laaj question Mohamed Thiam mu ne Ousmane Tounkara pourquoi le USA ne parle pas du cas Assane Diouf parce que aussi le USA ne parle pas du cas Assane Diouf parce que le Sénégal est un pays souverain da ngay comprendre loolu ku xamul dara war ngaa mën a xam loolu réew mënul jékki-jékki rek di woo beneen réew te koo xam ne seen doomu bopp la ñu yor Assane du citoyen américain bu doon citizenu américain la donc américains yi dañuy am droit ci moom mais comme citizen sénégalais la dañuy noppi rek xam nañu li Sénégal di def du yoon xam nañu li Sénégal di def violé na droit doomu aadama yépp ambassade buntu consulat Sénégal laa nekk nii Sénégal lépp loo xam buñ la ko waxee suba ba guddi jot 90% yi ay dul la parce que gouvernement sénégalais jógul pour dimbali doomu sénégalais Macky Sall la bi muy préparer coup d'état civil la def Ablaye Wade loolu ngeen mënul comprendre bi Macky Sall di génn ci réseaux sociaux yi di lijjanti naan wala nañu génn nañu marché nañu def lii coup d'état bu civil la doon def Ablaye Wade that's what he was doing réussir na nag li ma bëggatul mu am Sénégal mooy lu mel noonu moo tax ku mel ni man génn bu doon politicien moo génn tey mu ne nañu génn fi Macky Sall man ngeen koo bañ a wóolu bu doon beneen nit moo génn man ngeen maa jox seen yaakaar man ngeen maa jox seen ngëm-ngëm parce que man bëgguma nekk buuru Sénégal man wutuma place Sénégal wutuma dara Sénégal par décret wutuma lu ma gouvernement Sénégal jox wutuma lu ma doomu aadama beneen sénégalais jox moo tax ñu taxawal lii ñuy ne a million march for Sénégal pour doomu sénégalais yi génn gis ngeen li ma leen di wax bu population bi génnee ñaari nit ñetti nit lu ñu leen di da barki dem ba jaay gis ngeen marche yi foo leen génnee ñu jàpp leen di leen dugal ci ay auto police di leen toroxal waaye sénégalais moo mënul gëm yàlla ne xaaral ñu jóg ñu dajaloo ñu doon benn loolu moo tax ma leen di woo di leen ñaxtuwaat bàyyi leen groupe yu ndaw yi ngeen di créer fii groupe yu ndaw yi ngeen di àndal fële loolu d'accord mën ngeen créer seen ay groupe mouvement citoyen loolu c'est très normal mais bàyyi leen bon bi ak soxor bi buñ leen waxee ngeen naan yëguma ak dëgguma te fekk yéen a ngi ci tëdd jóg leen ñu dajaloo ñu doon benn projet bii ñu tuddee a million march for Sénégal bépp nit buy góor te ngay doomu sénégalais war nga cee mën a gis sa bopp parce que bu dee yow doo dof denguloo you not stupid lii lu mu miin mooy ay millions de sénégalais génn jàpp tali bi ki fa nekk ñu jële ko fa yow sa mouvement citoyen bi continuer parti politique am continuer ñeneen ñi nga xam ne ñoo war a dem xam nga nitu Macky Sall yi lañ la ñuy wax tey man personnellement dañ may woo ñu ne ma kañ ngay ñëw ma ne leen kañ lay ñëw fan APR maree man leen yéen defe naa seen bopp yi di dox ñu ne ma yow comment se fait-il que yaa ngi nelaw ba léegi mënuloo gis li xew Sénégal dëkku magu yéer la gëmuñu dara they don't believe in anything mais man gëmuma loolu moi je crois toujours au contraire man xam nga lan laa gëm naa ne que mes frères et sœurs yi nekk ci réseaux sociaux yi nekkuñu fi rek pour càmbambar I don't think they're here for dancing defe naa nekkuñu fi pour pàccanga ak merengue ak gis leen ma xool leen sama taar bi xool leen sama jekk bi xool leen sama kanam xool leen sama puudar defe naa loolu indiw leen fi man li ma yaakaar ne moo leen fi indi mbëggeelu Sénégal la parce que I think man li may xalaatee bokk le temps est trop important à gaspiller time is too precious to waste doomu aadama bu jël sa temps fi may wax ak yéen nii xaaral ma taal ngeen xool mi ngi taw xool leen mi ngi taw nii Amérique mi ngi taw nii New York fi may wax ak yéen je suis presque à 60 kilomètres de chez moi j'habite presque à 1 heure de temps de là où je suis may leen ma buuna mooy woote waat ma xool li mu bëgg may leen ma allo grand frère jéggal ma
voilà voilà non loolu message boobu jàll na comme li ma la wax loolu moom duñ ko laal duma ko laalaat parce que li tax mu important li tax yow ñu newoon la yow keroog bi ñu yàlla mayee nga mën a gis Assane keroog la sama jaan wàcc ci côté wax li xew ci kaso bi ki mën a dem ba jàkkaarloo ak Assane parce que nit ku nekk booy wax da ngay wax sa diggante ak yàlla da ngay wax comme yow rek yaay tëdd sa bàmmeel man gisuma Assane Diouf man duma wax ak Assane Diouf téléphone yow mii dem di jàkkaarloo ak Assane Diouf te ngay suñu gémmiñ di suñu tànk di suñu nopp boo demee ñun dañu gëm ne que rek lim la wax di ñu ko yeggee comme nim la ko yónnee parce que yow man am naa yaakaar ci yow amul façon yaakaar amul façon kóolute boo xam ne séquma ko ak yow te musuloo koo tas benn yoon donc ba léegi rek li ma gëm mooy yal na yàlla continuer bàyyi suñu yaakaar ci yow yal na la yàlla may gudd fan may la wér gu yaram may la capacité bi nga xam ne moom ngay continuer am pour dem seeti suñu frère te nga ne ko foofu mu nekk yàlla defoon na fa ay yonentam yu ko gën te muy dëgg na comprendre ne loolu message la loolu tali la bu ko yàlla di xàllaleel ci fu gën a leer doomu aadama bu yàlla bëggal jàmm dina la jaaral ci ay tolof-tolof billaay wallaay bu jaaruloon ci loolu ne ko aussi magu yéeram bi Papa Diouf tey magu yéer ba kooku moo dese ku pare ne Macky Sall xam nga loolu mooy li ma lay wax toujours nee naa leen doomu aadama buy roy da ngay roy ci ku baax yow lenn li ma neex ci yow saa boo waxtaanee ak man saa boo may ñaanal danga may ne yàlla na la yàlla may kattan bi mu may sa turandoo Ousmane Bouna Fane may la wérgu yaram gi mu ko may la ndimbali la comme ni mu ko dimbalee may la xam-xam gi mu ko may la ajjana bi gën a tedd ci ajjana yi toujours nga ñaanal ma voilà loolu la ñu soxla en tant que doomu aadama jërëjëf Bouna ma bàyyi la ma yeggali waxtaan bi ak gaay jërëjëf voilà merci voilà kooku mooy suñu frère bi comme ni ma leen ko waxee Bouna chaque lundi vraiment moom la ñuy yóbbante mu dem gisal ñu Assane Diouf boo leen seetloo bu baax ci sama ay waxtaan lately saa bu ma leen ne Assane Diouf rek dama leen di bëgg a tegal lu leer parce que sénégalais comme ni ma leen ko waxee lii serviette bu bleu clair bii boo ko joxee sénégalais léegi nga ne ko ban couleur la mu ne la burgundy wala mu ne la violet wala mu ne la marron balaa ñuy ne Ousmane moo waxoon lii wala moo waxoon lële ka nga xam ne ñun ñëpp dañ ko fa yónnee te dañ ko wóolu bu indee message bu jóge ci Assane Diouf mu wax leen ko ngeen déggal ko seen bopp journaliste Sénégal bu doon journaliste bu normal di bindu lu normal di bindu lu baax mënuma cee takkal ñëpp nag parce que xalima ñëpp takkul tàngalu buur comme ni ma leen koy waxee du ñëpp a màcc tàngalu buur am na ci ba léegi ay journaliste yu xarañ yu compétent yu gore gis naa leen ba léegi am nañu mais am na ci ñoo xam ne luñ la wax suba ba ngoon jot man Ousmane boo leen ma gëmul ngeen xoolal ko seen bopp boo leen woowoon suba diw mën naa laa fay 50 000 nga bindal ma ne ndeyu nit dee na baayam dee na ay rakkam dem nañu hôpital mu bindal la ko 50 000 ngay fay xam nga loolu mooy ñàkk compétence mooy ngor bi sax dañ koy jaay seen ngor sax dañ koy jaay wala léegi bu ñu waxtaanee ak yow defuloo li nga xam ne loolu la ñu bëgg xam nga bu subaa luñ lay def dañ lay dem dugal la ci réseaux sociaux yi voilà jay keneen ne voilà kii de moo yor bâton rouge bi parce que tout simplement ñaan nañ la dara wala ñaan nañ la ndimbal wala soxla nañu dara ci yow defalu loo leen ko bu subaa xam nga lu ñuy def dañuy dem jël sa der bi ñu ne xaaral ñu wëlbati ko xërëmal ko loolu mooy affaire u sénégalais but you know what the good thing about it is fan la leen yàlla dimbalee ci sama côté li américain di wax I give a flying F duma tudd tur bi mooy faalewu ma man loolu yàlla dafa def faalewu ma côté yooyu man bi ma journaliste faux yi nekk New York dalee bindal ba léegi gisu leen ci dara lu changé boo leen laajee daaw jéeg ñu ne la Ousmane Tounkara 100 ans lañ koy tëj ci kaso bi lay dee bu paree ñu yóbbante ko Sénégal loolu liir ngeen ko ci journalu Sénégal yi wala ñu ne la Ousmane Tounkara 100 milliards de dollars la sàcc loolu lay dundee même Ousmane Tounkara bii nii tey boo leen ko wonee muy dawal ci otoom nekk Amérique nekk ci jàmm ñu ne la déedéet du kii lañ doon wax de beneen Ousmane Tounkara lañ doon wax so that's the sad world that we live in mais lii enough about Ousmane Tounkara lii du affaire Ousmane Tounkara man li ma am
li am ba des li nga xam ne dafa important ma koy wax doomu sénégalais yi te ngeen gën ma koo xam join together bu leen neexee tuddee leen ko marathon bu leen neexee tuddee leen ko moom marche bu leen neexee tuddee leen ko ma tête bu leen neexee tuddee leen ko mon pied waaye ay millions de personnes de sénégalais bu ñu génnul jàmmaarloo ak Macky Sall dara du changer Sénégal naaw man ngeen toog fii di gént comme ni ma leen wax Mimi Touré la yónni Amérique kooku ñu ngi koy xaar fii buntu consulat bi laa toog ne better late than never dama tardé nag waaye bu subaa du ma tardé te bu ginnaaw subaa du ma tardé ci 116 bi maag Mimi Touré duñu ko partagé fii duñ ko séddale dina daaj gatam googu ci hôtelam bu xasaw bi mook président am sàcc bi ñu toog foofu def seen yëfu doomaraam yi parce que ay caga lañu ay duulkat ay fenkat ay naankat sàngara ay sàcc du dara lu normal lu ñuy defal Sénégal maa ngi koy xaar am waiting for her man maa ngi koy xaar parce que I lost respect for that woman a million years ago maa ngi koy xaar am waiting for her nee nañu ñëw na Amérique maa ngi fii toog ci buntu consulat bi di seet du ma ko gis de mais bu ma ko gisul tey xam naa ne dinaa ko gis suba te bu ma ko gisul suba xam naa ne dinaa ko gis ginnaaw suba ndax dëkk bi tuuti na te bu ma ko gisee dinaa ko yóbbante ci président am bëccëgu ndar kàmm ak a loud mic ak micro bu fort mu dégg ko message bi du doon duñu mayati waa APR dara ci Amérique seen yëfu doomaraam yooyu Sénégal lay yem yëfu sàcc ak dulkat yooyu Sénégal lay yem du fii it's not gonna happen here fii lenn rek moo fii xew mooy nga doxal li nga xam ne loolu lañ soxla Sénégal wala nga tëj sa gat gi Sénégal sa duul yi ak sa affaire yi Sénégal nga koy yemale we know you're not gonna bring it here yooyu fii du fi ñëw and not gonna come here duñu may kenn dara nothing we are waiting patiently waiting buntu consulat bi laa toog am waiting I was late ngeen jéggal ma dama tardé bi may yëg ne ñëw na ci dëkk bi booba tardé naa bi may yëg ne ñëw na ci dëkk bi jéggal ma ñëwal ni waaw bi may yëg ne Mimi Touré ñëw na ci dëkk bi booba tardé naa mais je suis à temps noo def naa mbaa yaa ngi jàmm voilà donc loolu la kii suñu benn frère bu baax la da nga bëgg a présenter ok voilà donc li important mooy duñ ko may dara seen yëfu nonsense ak fen ak tappale ak njuuj njaaj yooyu Sénégal lay yem they can stay there and do that nonsense mais bu ma ko tegee bët maa ngeeg loud mic bi ci ginnaaw oto bi dinaa ko génnee ma jàkkaarloo ak moom ñu yóbbante ko ci fen katam bi parce que doo ñëw di parrainer la balaa ngay parrainer da ngay fekk nga juboo ak ay nit ay parrainage bu fekkee yow da nga teg loi boo xam ne doomu sénégalais yi dañ ko nangu doomu sénégalais yi ñoo ko accepté nga ñëw di appliquer loi boobu ñun dañ koy d'accord mais bu dee yow ak say loi ak ay say fen ak say tappale ak say njuuj njaaj ñoo xam ne yow dong yaa ko taaj boo ñëwee fii ci dëkku Oncle Sam bi di nga xam ne lépp dëgg la ñu ngi xaar Macky Sall we waiting for him Macky Sall amul kenn koo xam ne ñu ngi koy xaar ci àdduna bi ku raw Macky Sall xam naa ne du tàggoo comme ni mu koy def wala mu bañ a ñëw parce que comme ni ma leen koy waxee ki nekk ci yoon di def yoon du jar mu tàggoo du jar mu nëbbatu du jar mu jaar fen dina jaar ci yoon bu leer nañ ne doomu sénégalais yëpp maa ngi nii seen njiit di dem Amérique di leen waxal lii wala di leen doxal lii waaye moom du ko def Macky Sall fu muy demati du tàggoo parce que xam na ne gaa yaa ngi ko fay xaar fu muy lijjanti pour dem fa fi mu ne nii ci àdduna bi buggul benn doomu aadama yëg ko he doesn't want anybody to know moo tax ñëw Mimi Touré bii bettuñu xaw ma ñëw na xaw ma ñëwul xaw ma yegsi na xaw ma yegsiwul mais man ci buntu consulat bi laa ne bu ma jaralee ma fanaan fi xaar ko pour gis ko rek muy dugg ndax damay bañ ñu jaarale ko ci buntu ginnaaw bi dugal ko dinaa ko xaar am here I'm not going anywhere I have lots of patience am naa patience bu bari I'll be waiting we'll be looking for her foo leen ko déggee am ngeen sama numéro téléphone woo leen ma ñu fekki ko fa foo leen ko dégg ci Amérique bii woo leen ñu fekki ko fa ñu yóbbante ko ci njiitam njuuj njaaj boobu mu yor foofu ñu yóbbante ko ci moom parce que bu dee Macky Sall dafa am amnésia dafa bëgg a gaaw a fàtte Senegalese people don't forget ñun ñoo ko mayoon
même Macky Sall boobu moo doon génn ci réseaux sociaux yi di wax every day ah léegi dafa mënatul wax léegi nee na gaynde buy nelaw la xanaa du même Macky Sall bi ñu xamoon dem leen YouTube he must have at least 300 videos in YouTube waaw Macky Sall léegi mënatul wax he can talk no more how why does he need to talk ne leen ma kan ci yéen mooy mën a toog yor 1000 milliards doomu jàmbur sénégalais yi boroom ñëw di la laaj alalam nga ne yow mën a too wax you cannot talk anymore how can you not talk you are talking when you need it kenn ku nekk ci yéen buy dem lebi wala di dem wuti soxlaam di nga ko ŋaang wax ko bu waxtu fay bi jotee da nga war a mën a ŋaaŋaat expliqué wu Macky Sall bi muy ñëw dina doomu sénégalais yi waaw fexe leen ñu dem marche le 23 juin Ablaye Wade fi muy jaar Ablaye Wade li muy def hey listen I agree with the man whatever Ablaye Wade was doing at the time was not correct mais comme ni ma leen ko waxee rek take it from us ndax ñun dee ñu koy def nii du man new ma leen ngeen man du ma falu président I don't have the qualifications I'm never looking man wutuma nekk benn politicien Sénégal député sax wutuma ko li may wut citoyen sénégalais la gis luy dox sama dëkk demewul ni mu war a demee ma am droit pour xeex ko and we will fight it te comme niñ leen koy waxee bàyyi leen dajaloo groupe à 5 à 10 à 20 à 100 à 200 yooyu ñu dajaloo ñun ñëpp doomu sénégalais yi let's have one thing in common mooy the hatred of Macky Sall we do not respect that man respecté wuñu Macky Sall nit bu respecté wul sa dëkk amuloo pour respecté ko mais nañu waxante dëgg ki la fen yan wax nañ leen ko parce que yàlla bi muy wàccee ku xamul dara boo seetaanee film 10 commandements de Dieu yi te muy réalité xam ngeen ne liñ ci wax ci njaaloo moom lañ ci wax ci fen moom lañ ci wax ci rey nit moom lañ ci wax ci sàcc yooyu yëpp même catégorie de pénalité la am buur bu mën a taxaw Macky Sall ngu tey sénégalais électé la comme ni mu ko waxee à 65% te and then it's amazing comme ni mu mënee calcul boobu it's amazing naka la Macky Sall xamee calcul boobu mais xamul beneen calcul ci àdduna bi 65% des sénégalais au deuxième tour xam nga toujours booy wax da nga koy wax nga leeral ko Macky Sall sénégalais yi dañoo buggatul woon ci Ablaye Wade léegi bi ñu demee premier tour ñaata la am he didn't have 65%. Macky Sall rek ak Ablaye Wade rek mënu koo dóor mënu koo gañee ñëpp a mobilisé wu ànd ak moom pour mu jële fa Ablaye Wade everybody done that at the volume of 65%. ma ne la nitu Macky Sall yi barki Dembo Ndiaye comme li ma leen wax ki leen jiitu sama goro la man ki leen jiitu woon Amérique ma ne la matuñu juróom fukki nit. It was not 50 people walking on 116. It was a total of maybe 11 or 12 people. te kenn moo ci doon Saalum yeneen 11 yi tukulóor loolu laa la bëgg a wax xam nga saraxuleeg tukulóor ak ñeneen yëpp a yem dañuy farle dañuy xeexle mais tukulóor yi gore te ñuy jullit te ñu ragal yàlla ñooñu duñu ànd ak Macky Sall. The real ones that believe in God ñi gëm yàlla ñooñu duñu ànd ak Macky Sall ñi gëm xaalis nag xaalis bu ñu sàcc ñi ragalul yàlla ñi nga xam ne tey safara ak àjjana la ñu yemale wala ak naan ndox ñooñu dinañu ànd ak Macky Sall mi ngi mel ni li ñu leen wax ci aj bii ren naka ngay xoolee nit koo xam ne déjà yow xam nga ne nguuram sax leerul boo xoolee social media yi déjà aj makk balaa nga koy def waxuma la déjà alal bu lew bi nga war a lijjanti rek pour demee ko makk waaye da nga war a balu ak waruloo dem ak àqu kenn yéen xanaa déggu leen jooytu doomu sénégalais yi xanaa déggu leen li doomu sénégalais yi di jooy tey 2 millions de sénégalais bu ñu jooyee 2 sénégalais ngeen jéggal ma yu jonguwul génn ñu ne ñoom dañuy contre attaque 2 millions de sénégalais yu wax naka la 2 millions de personnes mën a comparer ak ñaar Souleymane Ndéné Ndiaye dégg ngeen ko barki Dembo Ndiaye biñ fi génnee comme li ñuy wax rek ci àdduna nee nañ la buñ la jiinee loo xam ne du dëgg du la naqari Souleymane Ndéné Ndiaye ak yeneen magu yeeru Macky Sall yi fi nekk yëpp keroog suñu xarit yu baax yi bi ñu nekkee ci réseaux sociaux yi dugg fi ci seen vie privée di wane seen gel yeeg yu bon yi nga xam ne yooyu la ñuy utiliser xaalisu Sénégal Souleymane Ndéné Ndiaye yàgg na Souleymane Ndéné yàgg na génn na ci Facebook di ko démentir naan non waa ji koy waxal xamu ko mais of course xam na la
wala da nga bëgg ñu yokkal la waa ji xam na la he knows who you are man nag par contre comme ni ma leen wax rek dama bëgg a utiliser sama wax bu important bi pour ay affaires yu important néew ma ne politicien sàcc boo duggee ci vie privée important wala I'm not saying that mais man personnellement I wanna go a different route ça ne veut pas dire que ñële di wax tamit nekkuñu di wax li nga xam ne dañ ko yellool dañuy wax dëgg parce que ku rusul sàcc alalu Sénégal parce que Amérique tey li tax mu wuteeg yeneen réew yi Amérique boo fi sàccee politicien bu fi sàccee dërëm fu mu ko dugal dinañ ko génnee ci télévision àdduna yëpp gisoon ngeen fi gouverneur u New York bi gouverneur u New York bi nga xam ne moom moo fi nekkoon avant suñu gouverneur bi waxuma nit ku ñuul kii rek ku ko remplacé maa ngi fàtte turam waaye suñu gouverneur bi excusez-moi mais gouverneur bi fi nekkoon juste gouverneur bi dafa doon sàcc xaalisu réew mi dafa doon sàcc xaalisu électeurs yi di ko prostituer xaalis bi bariwul woon noonu sax mais daf ci doon tëdd ak ay prostituées ñu jël affaire bi yëpp siiwal ko mais pourtant Macky Sall ak bandam bi li ñuy def moo raw loolu Macky Sall ak bandam bi li ñuy def moo raw tëdd ak ay prostituées mais ngeen def seen yu bon ngeen ne sénégalais yi duñ ko wax mais sénégalais yi dinañ ko wax yéen a sàcc alalu Sénégal boo leen laalul alalu Sénégal dugg leen ci ay détails yu Sénégal sénégalais yi duñu wax ci yéen li am ba des mooy ma yëgal leen ko doomu sénégalais yi te ngeen xam ko Mimi Touré mi ngi ci dëkk bi Amérique laay wax précisément ngeen def même chose France ngeen def même chose Italie magu yeeru Macky Sall yi dëkk bu ñu ñëw dal leen seen kaw wax leen yóbbante leen ci seen fenkat bi seen tappalekat bi seen triant bi yóbbante leen ci moom comme ça ñu xam li nga xam ne loolu la ñu xam ñun dofu ñu jinne daajuñu ñun xam nañu lu xew ci suñu dëkk yi duñu nangu kenn di ñëw di ñu kayang-kayange wala di ñu fontoo loolu duñ ko nangu duñ ko accepter duñ ko may benn doomu sénégalais laraloon Macky Sall ki nga xam ne sénégalais yi ñoo ko fa teg duñ ko may we not gonna give him that sénégalais yi biñ fay teg Macky Sall c'est tout simplement kaddu bi nga xam ne moom la ñu joxoon xam nga sénégalais dafa mën a wóolu sénégalais dafa baax kaddu yu jekk yi mu yëkkati naan wala xiif bi dootul amati ci dëkk bi école yi dina ko améliorer wala condition de vie bi dina améliorer mais yéen ban doomu aadama moo mën a taxaw tey comme niñ leen koy waxee ngeen nañu Sénégal lii moo fa améliorer condition de vie bi nii la changé nii la baaxee toog leen ngeen wax ma ko ma dégg ko mais tey nag du ma yàgg suba dinaa dellusiwaat ak yéen comme ni ma leen ko waxee parce que suba incha allah bu ci yàlla àndee dinaa ko poursuivre ci dëkk bi dinaa xool fi mu mën a nekk yëpp dinaa dem maison Sénégal wuti ko fa dinaa ñëw ci consulat bi fii wuti ko fi dinaa ñëw ci 116 bi yëpp fépp xanaa mu dem ci maliens yi ne leen ñu pare ne ko waaye bu dee doomu sénégalais yi rek dinañu jàkkaarloo ak Mimi Touré suba te bu ñu jàkkaarloo ak moom dinañ ko yóbbante ci patron dinaa tappe lettre yi te xam naa ne waa FRDS bi tey suñu xarit yu xarañ yi yu baax yi dinañu bind seeni ay information bu soobee yàlla buñ ko gisee dinañ ko yóbbante ci fenkatam bi maa ngi leen di gërëm nag di leen sant ngeen jéggal ma xam naa génn bi kii woon na dafa jump waaye incha allah nañu joxante rendez-vous rek suba comme ni ma leen ko waxee bu soobee yàlla ba yàlla wonaat lañu ak kooku nga xam ne moom la fi Macky Sall yónni wasalaam